bokk na ci ñi war a yor réew mi moo ko mën département yow séq naa ko sa bàyyi boo ma tee mooy ci ëpp bi dama ko nett di ci ànd wax ko dëgg de ci dégg ci na ko ci wax lay sekk ñun nit li ma ko fii man amee naa la teraanga est-ce que war na la yàlla dimbali amiin ñu yàlla dimbali amiin yal na nga ca bokk amiin yaa rabbi soo waxtaan wi dikk fee ko teg ci xam-xam waxoo lu ma gëmul jërëjëf Seck lu am Allahu akbar Seck ñaanal naa la jërëjëf maa ngi lay gunge jërëjëf Seck jërëjëf gi jërëjëf Seck bismillahi xafiir ilahi billati bi sul ilahi bi jamili amiin yaa rabbi bi sori bi karamillahi bi iqaatati juudullahi daxaltu fi amiin amiin yaa rabbi amiin jërëjëf Seck dañoo am ay casquette yoo xam ni yàlla mayu leen ñuy ñëw di toog fii mais seeni ñaan ñëw na seeni participation ñëw na Binta daf ma sas ndax man yàlla dafa def wax dëgg yàlla dama naan man Bangaaj desalatuma dara man maa deseel Bangaaj mais Bangaaj desalatuma Binta daf ma yónni may rakkam mais boo ma yónniwul woon sax damay wax ndax Xaadim mën naa cee wax lu rëy ndax tubaab dani ndax yaa fekkee man je suis témoin oculaire Binta ci loolu ngay wax man dama fekke dama juddoo Bangaaj sama ndey dëkk Bangaaj sama baay nekk fi ñu yar ma fañ ma war a yare ma walbatiku jànge fi walbatiku ñëw di fi liggéey kon am na lu ma xam ci Bangaaj muy jigéen ñi daw nañu ba dee faja 2 heures du matin la ñuy jóg 4 heures la ñuy egg Thiès ñu naan ndax ñu ngi salaatu ñu boole seen marchandise jaay ko kon ñooñu ku ne xam na ni c'est des braves dames ñooñu jar nañoo tàjju muy fépp nag lii metti ñëpp yaramu màgget la féppay metti li metti Bangaaj moo metti Kelle moo metti Kër Madaro moo metti feneen kon encore une fois Binta danga ma sas nga ma yónni nga ma mais dafa am loo xam ne dama ciy wax ndax loolu daf ma ameel ittee muy domaine bi may liggéey man damay liggéey ci wàllu jàngale mu metti lool ñuy daw lool côté bu ne ñu jëm fa te ba mu mettee kenn lañu gis muy sëñ Xaadim mi ma bëgg ngeen dàccil ma ko Xaadim gàcce ngalaama nee naa leen politique c'est de l'art la politique c'est de la science ku jàngul ku teeyul mënoo ko ba ci l'islam sax ku amuluk dal mënoo ko ndax ba ñuy tànn imam di tànn nayam ku mën a nodd danoo fekk ka baatam neex kon yëf yi sotti ceeg def si la mais Xaadim ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaax ñëpp nang ku nekk fii xam ne tey ku xool jataay bi xam ne Xaadima la tax a jóg kon encore une fois nanu gën a jàpp jataay bi neex na lool mais lu ma bëgg ñu wane ko au soir du 23 janvier que bureau yëpp Xaadim ravagé ko du bàyyi dara man ngaa woote ay wut luye ji ay seet dëkk bu ne mais mënoo luye ay nit ñu ñëw fii ils ont leur carte électeur nag loolu na leer ñun luye ji wunu ay nit ku fi ñëw ambition nga ñëw ku fi ñëw xam fu Xaadim mel nu Xaadim mën a jële ñu ci domaine ci situation bi ñu nekk loolu moo tax nga ñëw fi donc na ñëpp àndandoo xàcceendoo doorandoo bu leen may dara donc aw la ñoo wateel ñoo tay aw la ñoo wateel Xaadim la ñuy wateel ñoo tay moom la ñuy wateel moom la ñuy wateel ñoo tay moom la ñuy wateel moom la ñuy wateel ñoo tay moom la ñuy wateel maa ngi leen di sant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. xanaa leer na de aw la ñuy woteel ñoo tey ñun Xaadim la ñuy woteel ñoo tey ay ci damay continuer ba tey ki ma bëgg a jox kàddu gi nee naa leen nekk na jeune boo xam ne jeune bu engagé nekk jigéen
nekk une femme battante civilisée rayonnante mais intelligente elle se nomme Fatou Ngom. Sous vos applaudissements. yaa bëgg Xaadim Fatima yaa bëgg Xaadim sooba tey yaa ngi ñuy teral dinu ma yëpp xaalis ci Xaadim yal na la yàlla may ndam waa Massa Massa kii dafa bëgg Xaadim. asalaamaaleykum waa Bangaaj asalaamaaleykum waa commune bu Thiénaba dama leen di laaj kan moo bëgg Khadim Gueye kan moo bëgg le soir du 23 janvier Khadim jël commune bi nee naa leen ñun Khadim Gueye moom la ñuy ndamoo moom la ñuy safoo moom la ñuy jiitaroo ginnaaw bu ma waxee loolu nag maa ngi nuyu le chef de village di nuyu Baye Serigne Bousso bi suñu wasila waaye di nuyu imaamu dëkk bi itam di jaale waa Thiénaba mu am suñu nijaay bu wàññeeku Thiénaba muy Bass Diouf di directeur campagne Yewwi Askan bi ñu di ko jaale waa Thiénaba yëpp waaye nag ñuy door ci suñu candidat bi nga xamante ni moom mooy Khadim Gueye ndax su may wax ci moom damay kontaan li tax may kontaan mooy dafa fekk benn point boo xam bokk na ci li tax ma engagé wu ci dugg ci politique Khadim fekk ñu di ko xeex ay juróom benn fukki at bi Sénégal amee indépendance ak léegi mu ñëw ba nga ñu diis ko mënuñu fekk leen ma ministère korog ba ñu demee ba ko fekkee dañ koo fekk mu toog muy suñu seen bii moo teree ñu xiif xale yi ku teree ñu xiif Khadim Gueye teree ñu xiif ci àll bi Khadim Gueye tax bu ñu wàccee toog ci suñu wetu yaay looloo tax ba Khadim Gueye fu mu ñu yóbbu dañu fay dem beneen bi ñu des Khadim damaa bëgg nga xam ne damaa judd ci mbay mi yaroo ci mbay mi màgg ci mbay mi sama baay di bay sama yaay di bay ba léegi Khadim nag woo ba këram wan ma ay projet yu jëm ci wàllum mbay mu man soxal lool ku ne xam na ma mel ci Pastef waaye sama mbayum baay mii mu nekk ak samay magi baay ak samay rakki baay dugg ci gudda gis ku ma ci mën a génneel bañ a nekk Dakar yi taxawaalu mën a ñëw fii ci mbay mi kooku damay ànd ak moom kon nag maa ngi leen di ñaan yëpp yéen ñëpp bu la balaa bi am picc mi xàmmee leen ko le 23 janvier ñu fal Khadim Gueye mu nekk maire bu jantal maire bu éloquent maire bu intellectuel ki may bëgg a jox kàddu gi nee naa leen nit su amul kilifa jinne nekk kilifa Serigne Khadim am kilifa moo tax mu jógee fee nga xam ne moo di Touba Gueye dawal otoom romb dëkk yëpp dem ba Thiénaba seeti xalif bi ñaanal ko ne ko dégg naa la yoon bi daal yëkkati ki nga xam ne moo di sëñ Modou Seck neel gungeel Serigne Khadim ki may bëgg a jox kàddu gi nee naa leen ñii ñooy suñu bunt ci yàlla ñii ñooy suñu bunt ci diine ñii ñooy suñu bunt ci tarixa ki may bëgg a jox kàddu gi kooku maamam moomam Thiénaba mooy Serigne Modou Seck s'il vous plaît sous vos applaudissements. mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi kilifa dëkk bi di suñu wéyjur wi nekk ci biir imam bi ak sëriñ bi ak chef de village bi yëpp ñu ngi leen di nuyu notable yi nga xam ne ñoo nekk ci pëjam bi ci turbine bi waaye di beral nuyoo waa Bangaaj di nuyu it sëriñ Khadim mi nga xam ne moom moo tax ñëw fi bi nga xamante ni Seydina Ali am na doom tudde ko Xasan amaat doom da ko tudde xarb nag ci arab moom mooy xeex Seydina Rasulaay woo ko ni ko déet tur daa yomb mu wuyu borom ba tax na soppil tur wi tudde ko Xuseyn te mooy Xasan mu ndaw waaye malheureusement li ci nekk mooy xarb bi mu ko tudde woon malheureusement Xuseyn ci xarb lañ koy reye moom ci xeex lañ koy reye te moo daanu Karbala kon tuur dafa am solo ci nit suñu maam ak Cheikh Ahmadou Bamba bëri na ay dàkkantal Ahmadou Bamba lañ koy wax Mouhamadul Mbakiyu lu la neex mën nga ko wax waaye bokk na ci li ko joxe particularité mooy alxaadim xaadim nag mooy serviteur mooy le serviteur moo tax suñu candidat qu'il le veuille ou pas serviteur lay nekk ci toute la communauté musulmane mais aussi toute la communauté de Thiénaba tàccu leen loolu képp ko am fi mu jaar dina xam ni
effectivement c'est un serviteur. Au Sénégal, il est serviteur. À l'extérieur aussi, il est serviteur. Oui ou non? Il continue d'être serviteur de la commune de Thiénaba. Sëñ Khadim yàlla subhanahu wa taala yàlla la may dam suñu mbokk la seen mbokk la ci zahir ak ci batin waaye côté mbokk gi taxul ñu choisir ni ñu bokkee ak moom noonu lañ bokkee ak candidat yu bëri ci ñuy laaj mairie bi waaye nag lii ñu dëgmal du ay fo du ay caaxaan du yaama neex mais dafa am ay critères yoo xam ne képp ku ko dajale kooku lañ war a choisir mu liggéeyal commune am bëgg a def ak mën a def bokkuñu mani bu leen neex li ngeen bëgg yéen ñëpp seen xol mooy ba ngaaj rafet ba gën a rafet Paris loolu ngeen bëgg est-ce que mën ngeen ko tey donc bëgg ak man bokkul de candidat yi nag ñu bëri bëgg nañ waaye ñi ci man bëriwul ñi ci man est-ce que bëri nañ di tout moo tax li sama sëriñ bi wax léegi tëgg bi neex na fecc bi neex na waaye ñun ay nit lañ dañuy réfléchir dañuy xalaat gis nga boo dajalee candidat yépp xool leen di nga xam ni profil bu mel ni Serigne Khadim amu ci Khadim bu nekkoon candidat à la présidence de la République njortu naa ni dinañ bokk ci ñi nga xam ni Sénégal dina ko choisir kon nag bu nekkee candidat suñu commune sens la boo xamante ni pour man waruñu ko rater on doit porter notre choix sur sa personne Khadim Gueye yéen a ngi may dégg bu baax kon dama ni yéen a fi teew mais am na ñoo leen bàyyi kër ga liggéey bi engagement personnel la laaj ku ci nekk da ngay engagé wu ndax dëgg kenn du ko nëbbu Rasulullah dafa wax ni maanaam ki nga xam dëgg te noppi dafa mel ni seytaane bu lu kon nag dëgg gi ngeen xam te xam ne Khadim mooy le meilleur profil da ngeen di def en sorte que ñëpp xamandoo ko noonu 23 janvier incha allah commune du Thiénaba tànn Khadim Gueye en tout cas occasion la boo xam ne waruñu ko raté kon ñi ngi ñaan sëñ Khadim lii ñu dëgmal ñun ñëpp ndax engagement am la lu ëpp ci li ñuy financé moo koy def waaye defalu ko boppam ñun la koy defal kon ñun ñëpp engagement bi dañ ko war a démarrer tey continuer ko ci ruq-ruqaat yi ci biir kër yi ci biti kër yi ngir 23 juin commune Thiénaba am chance su Khadim Gueye nekk maire am te bu ko nekkee yaakaar naa ni début de développement la boo xamante ni kenn du xam fu muy jëm. ngeen baal ma maa ngi guddal mais alxuraan li mu jàngale mooy ñaari critères yi ci la ñu war a choisir leader bu mu mën a doon doo leen ma laaj ban ak ban la. 2 critères ci la ñuy choisir un serviteur bu fekkee 2 critères yëpp mat na c'est un bon choix bu matul nag nekku ko xam nga man ak ban la compétence est-ce que Khadim est compétent? Je pense qu'il est compétent. beneen bi ci des compétence mooy man gis nga am réew ñetti araf ñoo koy defar doy ma laa ñu ma rek ban la alif la xaaf ak miim alif gi mooy am ndax ñàkk day tax a ragal te suñu borom bàyyiwu ko mi ngi nii waxal benn ñaar gi xaa gi mooy xam-xam ku amul xam-xam mënoo woo kenn mi ngi nii am na xam-xam ñetteel bi mooy mën-mën di la compétence te yaakaar naa dajale na ko kon le candidat idéal pour la commune de Thiénaba cette fois-ci c'est Khadim Gueye maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm lépp lu ci jëm ci yàlla lépp lu jëm ci yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. merci. ki may bëgg a jox kàddu nag mooy seen xarit ki mën ci ñun mën ci yéen de son vrai nom il se nomme Mouhamadou Bamba Khadim Gueye gane si àdduna le 2 juillet 1968 ñu ne fan la juddoo may leen Kër Maysa
moo tax sànq paa bi ba muy expliquer histoire am naan kii fu bokkul fii fu muy bokk kii su dëkkul Bangaaj fu mu dëkk mu nekk un digne fils de la région de Thiès. maa ngi nuyu les militants jeunes et femmes yi bàyyi seen yitte yépp gëm sama programme nekk dans l'action du développement mu tax leen a bàyyi li ñu def lépp ñëw tey di ma sargal fii ci Bangaaj jaaraamaa yéen. mbokki commune de Thiénaba, permettez-moi tout d'abord avant de continuer maa ngi nuyu sama baay sama sëriñ Bousso su ma nee sama baay la Bangaaj ak tund yépp xam na ne baay dëgg ci baay la ginnaaw ba ma jógee jëm si fii ci moom sëriñ Thiénaba yónnee ne ma bu fa àgg mukk te jaaroo ci man ma dem mu recevoir ma ñaanal ma gunge ma boole ma deretam koo xam ne nii bu ëllëgee mën na nekk Amari Ngoone Ndak mu ànd ak man kon yoon wi leer na ñeme naa ci yoon wi te dinaa dem ci yoon ma ñëw fekk fii ahlu Sambeen Biram Ndumbaan ak jàngi leen je suis très fier d'appartenir à cette famille lu waay gàtt gàtt nopp lu waay gàtt gàtt tànk ku bëgg lu baax ku bëgg njàmbaar boo sañoon bokk ci Biram Ndumbaan ak jàngi leen ma ñëw fekk fi sama nijaay Serigne Mbaye Samb ndeysaan nijaay ji ñu révéloo ndax il fut parmi les premiers et l'unique et le seul qui a passé 18 ans à la tête de cette commune jërëjëf nijaay Mbaye fekk fi nag samay nijaay fekk fi samay cousin waaye tund wépp teeru ma Mbaaba Kër Yoro Ndindi Keel Kër Matabara Daaru Sambu Mbayeen Daaru Mbóoj Kër Abdou Dieye Kër Yoro Sadio Kayre Al Thiénaba mais toute la communauté de Thiénaba est là. waaye nag ku ñime lañ laa ñimeloo dama xëyee Touba Gueye jóg ñu ne ma foo jëm ma ne Bangaaj koy seeti ma ne samay mbokk waa kër may sa gépp jóg góor jigéen mag ak ndaw xam ne seen doom xam ne seenum nawle xam ne sëtub ma siré isa jéey bu yo Fatma Mbay mooy ñëw ku dul daw ci xare ma ne Thiénaba ma ne may leen ma dama bañ mu guddi te li ma bëgg a wax duma ko wax
ndax dama leen a respecté ngeen bàyyi seen lépp bàyyi seen i dëkk bàyyi seen i soxla bàyyi seen i doom ma ñëwoon njariñ faaw ngeen dégloonte ma wax li ma leen andil ngir suñ njariñ ak suñ développement mbokki commune Thiénaba dañu toll ci croisée des chemins. Sénégal am indépendance il y a 61 ans. Après 61 ans, pétrole feeñ, gaz feeñ, zircon feeñ, or feeñ, ndox mi dikkaat, naataange nekk ci yoon, kon ñëpp war a préparer toog di xaar ñun ñu nekk ca ginnaaw toog di dabe. dañu am indépendance 61 ans Thiénaba di commune yi jëkk ci commune yi en 1972 déjà ci communauté rurale yu test yi qui deviendra plus tard les communes et des communes en plein exercice mu waroon a nekk ci commune yi gën a rëy ci commune yi waroon a nekk commune yi gën a feeñ ci commune yi waroon a nekk commune yi gën a développé ci commune yi ndax élément yi indi loolu yépp Thiénaba am na ko. Thiénaba soriwul fenn à quelques kilomètres de l'aéroport soo tourné sa càmmoñ dem ci Tivaouane soo dawee 30 minutes dugg Touba nga daw 40 minutes dugg Kaolack nga nekk ci dëkkëru Amary Ngoone Ndak la seule commune à avoir un khalife général dans le tout le département de Thiès sa Thiénaba. La commune avec une superficie de 160 km², dont les 110 sont des terres cultivables, des terres arables, l'or noir, l'or de l'agriculture, l'or verte, ñu toog di ko seetaan. mbokk yi tey nag lu tax ma jóg xam nga lu tax ma jóg lum lëndëm bukki for bay lum lëndëm bukki for bay merci ma ne li ma yëkkati dama judd di jóge Touba Gueye di dox ak sama tànk ba Bangaaj ak Daaru Samb musuma xam lu di tali ma dem ba am juróom fukki at gisuma fi tali te commune bu ma jaar su ma duggee Fandène léegi ba ma agsee ca jàddu kër Mbay Géele tali jeex ma jaar Chérif Lo ma agsi Mbaaleen tali jeex ma duggee Touba Toul ma agsi kër Yaaba tali jeex ma duggee Ngunjaan agsi Kayre tali jeex ma duggee Thiès agsi kër Mor Njaay tali jeex loolu dawul yaram soixante-et-un ans sunu maam yi goroon àll bi tey képp ku ci jógoon di dem seeti sa mbokk ci beneen dëkk doo réer ndax dara changé wu fi may doomu gox bi juddoo fi yaroo fi amu lu dul gox bi may gis loolu muy aw naxar ci man ma xool fa may dem ci Amérique latine di fa dem ci Afrique di fa dem ci Europe gis na ñuy liggéeyee gis na ñuy defare ñu may boole ca liggéey ba may élaborer ay projet de développement di rechercher ay financement dans le monde
ma ne man lan laay seetaan sama gox nekk ci ndóol nekk ci tumuranke nekk ci fàtte nekk ci lu kenn mënta nett mbokk yi ña toog Ndakaaru mu di président de la République muy ministre muy directeur général kenn mënuñoo defaral suñu fii tey jii président de la République ba nga ba Fatick fa mu dëkk ministre boo gis dellu nga ci sa gox kon lu tax ñun waa Thiénaba ñu war a toog croiser suñuy bras bàyyi ay nit yuy xalaati jàmbur ay nit ñuy nettali waxi jàmbur ay nit ñuy pensé jàmbur na ñëw daf ñuy développer suñu gox maa lànk maa bañ. Mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. Dama jóg nekk ndaw di fubal nawetaan comme sama morom yépp c'est aussi comité d'organisation Bangaaj ndax lii ñu def rëy na lool te ka jiitu ca lool lépp mooy Ndoom Djoubou Ndoom, je te remercie. Tu es plus qu'un militant. Tu es un frère. Malgré li nga traversé lépp li nga xëccu lépp da nga taxaw rek ne Khadim la Ndoom yal na la yàlla fay. Ndoom, tu m'as permis aujourd'hui ma ñëw taxaw ci samay mbokk yow ku ma sigil nga parce que mënoon nga ne man cubb rek laa sant damay bàyyeeg waa Càmbeen ñu def li leen neex mais da nga braver les mares braver les interdictions faale woo kuy xas xooloo kuy wax leneen da ngaa ñëw taxaw boole sa doole boole sa temps boole sa alal pour bis bi am tey Ndoom, je te remercie. De la même manière noonu lay remercier ma sœur Anta Gueye remercier monsieur Diabel Samb di remercier mademoiselle Fatou Ngom et tout le staff bi nga xam ne ñoo tax bis bi am réussite bi mu am kon ñooñu mënu ma woon a jàll te remercier wu ma leen ak ñeneen ñi nga xam ne nii sax la ñuy def ci ginnaaw moo ëpp loolu mais bëgguñu sax ma tudd seen tur wala su ma doon tudd sur yi fii du fi jógee su ma jaaree ci sama mag ji sant Ngom su ma waxee sax dafay niru leneen mais maa ngi remercier ñëpp ku ne xam na sama joxoñ fan la jëm et les gens comprendront que je suis vraiment heureux et très fier d'être parmi vous. ma ne mbirum maire yi dafa nekk lu sérieux ñaari affaire nag moo am politicien ñoo wax ba kenn gëmatu leen ñoo diggee ba kenn wóolootu leen ñoo luubal ba kenn nawlootu leen kon suñu jógee ne dañuy def développement war nañu xam ne ràññeetle nañu li fi amoon li fi nekk ak li fi war a nekk ëllëg li fi amoon mooy dañ daan jël àll bi di leen foyee bu ñu leen joxee ba aw jiwu lañ leen di xaw a jox ñu béy ñu jëndee dugub jë wala gerte ga daanaka ab yalwaan lay doon ñu nekk ci xur yi di bay suñu béyee ñu toog Ndakaar ñu yenu ko yóbbul leen
ñi nekk ci càmm gi sunu sàmmee ba yaakaar ñu sàcc seenu jur maire dafa nekk fonction bu am importance ci askan wi ma bëgg cee jukki nag tuuti ci sama programme pour ngeen xam li ñu leen bëggal fañ leen bëgg a jëlee ak fañ leen bëgg a yóbbu ginnaaw bi nga xamee ne ñëpp xam nañ ne yoon mooy premier facteur de développement te gis nañ ne yoon mooy li gën a lott ci suñu commune bi tey jii ku ne gis na li xew diggante Bangadj ak Fandène ñaata yoon lañ leen di dig ñaata at lañ leen di promettre du kenn ku taxaw ngir faj loolu ba waa Bangadj jóg takk seen ndigg boole li ñu am di fàkkal seen bopp yoon ndax loolu war na ci une république yoon mooy li nga xam ne nii tey mooy li commune Thiénaba jëkk war a def priorité ba bu ëllëgee ñii nekk ci xur wi di bay bu ñu béyee ba pare am yoon yu ñu jaar ba mën a écouler seeni produit suñu feebaree am yoon yu ñu jaar ba mën a dem faju ji suñu waree doxe en somme seeni soxla am yoon ni ko commune yëpp amee ndax loolu mooy dayoo commune Thiénaba ma ne l'agriculture ndax defe naa ni zone bii ñu nekk tey en général commune Thiénaba bi mais zone bii ñu nekk agriculture mooy lu ëpp lu fi nekk tey jii 110 kilomètres carrés yu 160 kilomètres carrés yi nga xam ne mooy commune bi lépp am ndox la moo lépp suuf la sunu war a mën a béy mais gis naa ni soo jaaree Fandène romb Bangadj ba keroog ngay àgg kër Yaaba Diop soo xëyee man mi doon dox ci dëkk yi ñëpp a ngi ci xur yi di béy mais amuñu kenn ku leen jàppale amuñu kenn ku leen dimbali tey jii même bu fekkee mbay di compétence transférée maire yi seen yitte moo war a nekk jëli les politiques publiques yi état yi def nga indi ko jox say population état du Sénégal ci développement muy mbay muy lépp lu man di doon ci développement am na ay programme yoo xam ne nii daf leen a bëral mën naa cee lim PUMA lim ci PUDC lim ci le PACASEN rural lim ci le PRACASEN lim ci le Promoville lim ci ay organisme ay projet yoo xam ne état daf ko defar lépp jëm ci maire yi jëm ci gox yi ak gox-goxaat yi mais programme yooyu amul benn boo xam ne nii rek di nga ko xool mu am projet ci commune de Thiénaba te pourtant commune boo dem ci àdduna bi ci Sénégal di nga fekk programme yooyu am lu ñu fa commencé mais commune Thiénaba rek ngay dugg ba mu jeex mooy commune bu amul projet mooy commune bu amul programme mooy commune bu amul partenaire mooy commune bu amul benn plan de vision pour le développement de la commune loolu mooy li ñu yëkkati ñu ne ñun dinañ jóg wëri fu projet ne fu partenariat ne fu financement ne andil ko suñuy ndaw andil ko suñuy jigéen pour ñu mën a liggéey pour le développement de la commune ku bëgg saw askan développé da nga leen di jox dignité da ngay fekk la ñu man di ko liggéey nga xool la mu manqué nga jël ko defal leen ko fii na ngeen ni waroon naa fekk
li xuru Bangaaj liggéey li zone nord liggéey ci xur liggéey ko ci ay dër soo jëlee 40 et quelques % de la production maraîchère fii lay jóge ci suñu xur wi. jublu ci mbay mi tool bi mooy sunu réew ku nekk bul la war sa tabe bul fàtte sere. mais soo béyee ba pare yaa ngi ko dajale def ko ci ay saako njël ngay jóg di wut ay poche mbaar ak ay saret di jaar ci yoon yu bon jëm di ko jaay ñeneen te nëgë ni si mu waroon a am marché local bu rëy luñ fi béy dajale ko mu ànd ak ay chambre de conservation mu ànd ak ay chambre froide mu am ak ay magasin logistique nit ñi di fa dajale seeni mbéy xale yi di fa liggéey jigéen ñi di fa liggéey mu am valeur ajoutée ci suñu gox waaye di jóge fu ne ñëw diñ fi fekk loolu ci li manque suñu gox bi la. tey damay yenu sama saako soble wala ma boros sama saakuy kaani yenu ko jëm ak moom taseet mbaa Tuubaa Tuul mbaa Caaroy su ma àggee la may fay ci oto fay ko ci juuti fay ko ci coxeur fay ko ci la may lekk fay ko kamay gardel su ma retourné tuutee may dese ma xëy delluwaat ci xur wi te dara du nekk sama espoir u ëllëg. Thiénaba war na dépasser loolu aujourd'hui su fekkoon ne ñi war a nekk ci commune bi ña nga ci commune ba kon Thiénaba tey ku dugg ci xur wi dootoo fekk nit di jukki ci teen di arrosé dootoo fekk am moto pompe buy arrosé da nga fi fekk ay système de goutte à goutte une amélioration de la production agricole. tey su fekkoon ne ñi fi nekk mat nañu li ñu doon du ñu jël ay tubaab wala ñu dem ca Ngomeen jël ay mbergaan wala ñu dem feneen jël fa beneen nit ñuy xëy yor suñu suuf si di ko béy jàpp suñu jigéen ñi jàpp suñu ndaw ñi delloo leen ci buumu njaam di leen fay 2500 par jour. loolu ku nekk ci mairie bi wala commune bu ko mën a seetaan kon yow leneen moo nekk ci sa xel mais développement ak dimbali saw askan mënta ne. man gaw ma maire buy jaay suuf man gaw ma maire buy nungu suufus jàmbur man gaw ma maire buy promouvoir développement yeneen nit yi ñëw ci goxam fàtte waa goxam man gaw ma loolu. man li ma gëm te moom laa xam mooy damay jóg sol sama dàll nekk seen serviteur wuti ay financement wuti coopération andi ko ci réew mi boole borom suuf borom xaalis ñu ànd liggéey ku ne jël sa ak soo liggéey bu borom xaalis demee ma des ak sama suuf des ak sama xam-xam muy développement gox bi. mënu leen am lu dul mbéy mooy suñu seul et unique activité motrice boo xam ne nii moo war a tirer développement gox bi. bu njëkk dañ daan indi ab seko kër gu ne amub saaku yii am ñaari saaku yii am ñetti saaku xam nga léegi lu ma gis ñetti saaku la ñuy indi ci dëkk kër yi di ami kilo ñenn ñi du am dara sunu béyee kenn du xam fa ñuy jaay ji ñu fàtte leen mel na ñooñu du ñañ taxawoon ne leen jox leen ma seen baat su ma jëlee commune bi dinaa leen defal lii dinaa leen defal lee loolu moo tax gëmatu leen sax kenn kuy wax ne man na leen defal lii waaye man mii bokkuma ci. man dama juddu fii dëkk Touba Gueye lay metti Touba Gueye mooy metti Jaayaan mooy metti Ndindi mooy metti Kër Yoro mooy jigéen ji yeewu 4 heures du matin di wutum ndox te di ko gis mooy jigéen ji béy yenu ko ba kees di jaar ci ay sareti ki poche fekk ay moromi jeegam ñu yeewu 8 heures
sañse ñëw ci marché bi di ko jënde loo xam ne nii soo ko jaayee boo ñëwee sax du la fajal say soxla loolu dafa war a jeex ci commune bi. man li ma gëm mooy commune bu defaru marché defar ay yoon ubbi ay centre de formation di former ndaw yi di former jigéen ñi au métier agricole au métier de transformation ba tey jii yéen bu ngeen béyatee fii ngeen di toog nit ñi ñëw di ko jënd si mais keneen du ko jël di ko yóbbu ngeen wëlbati ko taxaw topp ci seen ginnaaw di leen béyal ñuy consommer ngeen leen di béyal ñuy jariñoo ngeen toog nekk ci li ngeen nekk loolu dafa war a xewi ci commune bi. ma ne su ngeen xëyee rek dugg Auchan wala ngeen dugg ci boutique yi lu très simple la li ma leen di wax ku ne mën na ko vérifier da ngeen di gis ay pot ñu def ci biir ay légumes carottes ay navet ay affaire yooyu tëj ko day am sax ci boutique yi ngeen di defee ay macédoine yi ngeen di defee leneen ak leneen ngeen wëlbati ko di ko jënde 800 francs wala ngeen koy jënde ñetti téeméer wala ñeenti téeméer alors que yéen a béy mbéy moomu mais dañ leen a seetaan ba ñeneen transformé ko wëlbati ko di leen ko jaay prix yooyu pourtant de commune bi bu fekkoon ne taxaw na fa mu war a taxaw wala ñi ko yor matuwaay ga wala ñu am xam-xam ba wala ñu am yitte ja kon nëgëni si fii yëpp am na ay centre de formation de transformation ñu jàngal leen ko won leen nu ñuy transformer produit yi ngeen di béy bu leen neexee jaay bu leen neexee transformer su boobaa yéen ñëpp ay chef d'entreprise ngay doon li may wax du rêve réalité la parce que yéen a ngi béy ñu koy transformer Dakar te mënoon ngeen koo transformer fii su ko yóbbu Dakar su boobaa seen am ci lay yokk kon nañu changer ni ñu leen di assister ci mbéy man dama bëgg su ma jëlee commune bi en dehors des marchés coopération bi ma am bitim réew ni ma ko liggéeyee ci yeneen réew ma dem jëli financement yooyu jëli formation yooyu andil leen ko fii ngeen di béy di transformer di jaay mu am une chaîne de production su boobaa di ngeen xam ne wuute na ak lii fi am loolu mooy sama programme bi ma yéene ci mbéy nanu béy autrement nañ leen delloo seen gëdd nañ leen jàppale ba ngeen am dara nañ leen financement bala maa bëgg a dee ñu yëkkat ay chèque am naa partenaire état bi nee na jox nañ ma 50 millions sama partenaire nee na ku ñëw jigéen ji ma sa lan lañ leen di financer dugg ci dëkk joxe fa 300 000 ngeen seddoo ku ne am 10 000 francs loolu du financement nit soo bëggee mu développer da ngay xool la muy liggéey nga dem def projet boo xam ne soxlawoo jox nit ñi ab xaalis da ngay tabax ab jumtuwaay ñu ñëw toog ci jumtuwaay ba nga def ay financement ñu nekk ca bërëb ya di ca liggéey ñi nekk ay salarié ñi nekk ay petit entrepreneur su boobaa seen koom ak seen am-am dina dem te kenn du ci engagé sa responsabilité boo xam ne dañuy xëy suba ngoon di la topp diw de fayul 3000 francs diw de fayul 5000 francs war ngeen a dépassé ñu leen di indil ay kees yi avec bala maa bëgg a dee ñu daaji kees naa dañuy abagal jigéen ñi dañuy defi ñetti junneeg ay juróom-benni junneeg te ku ci ne am nga loolu sa biir kër man li ma gëm mooy ñu xool lii commune bi parti bu ne lañ fay def lañ fa war a liggéey ñu indi leen ay projet yoo xam ne yéen a ko moom da leen di ca xëy di ca gont mu yokk seen koom di defar seeni poos di defar seeni gox ngeen mën a liggéey bu ëllëgee seeni doom am ci lu ñu mën a jàpp loolu mooy projet de développement man loolu laa gëm. poste de santé yi nekk fii yëpp ci zone bi koo fa fëgg daanaka amul ambulance su oto fanaanul ca dëkk ba ab saret lañ lay takkal nga jaar ci yoon yu bon di kër gi jëm Fandène mbaa nga jëm Thiès mbaa nga jëm Xombal soo feebaree amuloo benn espoir ne boo àggee ci poste santé bi di nga fa fekk chef de poste wa wala nga fekk ko jumtukaay mbaa garab yi mu la mën a dimbalee ordonnance sur ordonnance analyse sur analyse te bala maa bëgg a dee ñu jox la analyse bi yaa nga jëm Thiès yaa nga jëm Xombal ban heure nga yeewu
rang dem rang dikk yor saw métit te doo faju loolu war na jeex ci suñu commune bii mënuñoo toog nekk ñeent fukki at ak juróom-ñeent ba ñu amee commune ba léegi ñu tudde ko woon bu jëkk communauté rurale ñuy nekk ci ay dispensaire te Thiénaba mérito centre de santé boo xam ne nii boo fa duggee di nga am échographie di nga am radiographie di nga am fu ñuy analyser mais commune boo xam ne nii bëñ kese kenn mënu ko faa buddi ñu nekk ci commune bi buñ ne ñu ngi liggéey ci santé dañuy nax nit ñi wala ñuy wax leneen mais loolu nirul ab liggéey. ma ñëw ci foncier bi foofu nag dama koy boole tuuti ak le plan d'aménagement du territoire gis nga ab commune boo ko yoree da ngay am vision def liñ naan plan directeur mooy lii day dans 100 ans wala dans 50 ans nii la commune Thiénaba war a mel nga tracé ay yoon bàyyi ay bërëb ne fii université fi mën na fi am ëllëg ba sunu doom yi dootuñu dem Ndakaaru di taxawàllu fii lycée war na fi am ëllëg ba sunu doom yi seenum njàng du yàqu parce que amuñu mbokk muñ nekkal nga ne fii war nañ fi def hôpital fii war nañ fi def marché fii war nañ fi def lii def fi lii def fi lii loolu mooy un plan directeur communal mais tey jii suuf yëpp morcelé nañ ko yoon ya nga daan jaar mu jub xocc léegi da ngay jaar 1 kilomètre faw nga jàdd lu mat 50 mètres toolu jàmburo fa nekk nga jàddaat continué waat ci beneen yoon ci commune boo xam ne nii dafa nekk commune de plein exercice ñu tasaree àll bi fu neex waay jëmbat fu neex waay gas mu mel ne commune bi surveiller commune bi amu fi su guddee ku tëdd sam xel nelawul sàcc saa ngi wër jur gi ñu sàcc loo bay ñu sàcc insécurité totale ci commune bi alors que c'est pas compliqué mairie bi am na ci budget ay moyens yu mu mën a créer des brigades de surveillance territoriale def ay aksam su guddee avec l'appui de l'agence de sécurité proximité ASP jeunes yi nga xam ne ñi ngi fi defuñu dara su guddee ñuy garder ñooñu ñëpp la maire bi waroon a centraliser def ay brigades de surveillance nocturne ba ñuy xëy liggéey ba ngoon su guddi jotee ñu mën a nelaw ak paisible mooy jaar ci àll bi di def surveillance ñetti accès rek boo ko defee kenn dootu fi sàcc ak jur di communiquer ci seen biir fu nu seenub lamp ku ñu dajeel boo fi dëkkul ñu surveiller la laaj la foo jógee su yàggee feneen la ñuy sàcc mais suñ commune bi duñ ko sàcc ndax yeneen commune ko def ba sàcc amu fi mais loo bay ñu sàcc maire bi tëdd fa mu tëdd soo laajee gendarmerie mu ne aw ma oto soo laajee maire ñu ne amuñu essence nga ñàkk sa jur ñàkk sa alal topp ci daw man loolu su ma jëlee maire bi dafay jeex man je vais vous mettre police de sécurité parce que maire moo chargé sécurité mairie commune bi moom lañ ko dénk administrativement maire mooy ki nga xam ne bu guddee war naa fexe ba ses concitoyens ses administrés ñëpp tëdd di nelaw ngir xel mu dal ginnaaw ba mu leen wutalee ay jumtukaay yu ñu liggéeyee ba am dara ab commune ku ko yor da ngay jariñ askan wi mais doo toog di leen jariñoo éducation commune Thiénaba ngay wër di fi fekk ay abri provisoire commune Thiénaba ngay wër di fi fekk ay écoles yu amul clôture commune Thiénaba ngay wër am dëkk yoo xam ne musuñu sax am école xale yu tuuti naaj wu tàng ngay dajal ñu gàddu seeni saak di dox ay kilomètres di jàng en ce moment là le maire wala beneen autorité ba yàlla ñoom may na leen oto yu ñu mën a dugal seeni doom ñuy jàng ci yeneen kii kon loolu lu yërmande aujourd'hui administrativement
sunu amoon ñu am capacité dinañ xam ne boo bëggee développer am réew mbaa nga bëgg a développer ab commune la ngay jiite mooy defar nit ñi jàngaloo leen sooy def ay daara nga def ay daara de métier man loolu mooy sama programme ñu bañ a jàppati rek ki jàng daara su paree ca jàkka ja lay doon déedéet da nga koy jàngal daara jàngal ko métier su génnee dund ak dignité am nekk xaafisul xuraan waaye nekk nit ko am ngor am liggéeyam di ci dund loolu mooy innovation boo xam ne man mu laa def sama programme ma ne benn problème boo xam ne nii bu doy waar la da ngay soxla kayitu juddu jóge bangaaj gii wala jaayaan gii wala njaañ di nga fay lu mat ñetti téeméer aller-retour dem Thiénaba fay fa juróom benn fukk pour am kayitu juddu ñu nekk 3e millénaire li war te mooy capacité xam mu luy liggéey mooy su mairie ba nekkee Thiénaba nga créer ay bureau municipal de proximité ku soxlaati bangaaj kayit jarul muy dem Thiénaba na ñëw bangaaj jël mbaa mu dem jaayaan jëli ko ku soxlaati extrait de naissance wala certificat de résidence soxla woo fay ñetti téeméer pour dem ba Thiénaba di ko jëli te ñu mën a def un bureau de proximité mu nekk fii ci gox bi ñëpp di ci dem mais loolu nit a koy xalaat ak ku ko xam je vais créer des bureaux de proximité ba kayit woo soxlaati fa nga nekk nga mën ko faa lijjanti wala moo am agent boo xam ne nii boo ko fa déposé ñu dem liggéeyu ko indi parce que loolu rek mooy njariñul maire yi su ma ñëwee ci environnement sunu àll bi daanaka garab yu bari dee nañu parce que garab dafa soxla renouvellement ak entretien mu am dans le monde ku ne dégg na ko les programmes COP 21 ñuy liggéey ci environnement ñun ñu am zone agricole am ndox boo xam ne nappe phréatique bi soriwul soo gasee daanaka 14 mètres ci bande agricole bi nekk fii ba Kër Yaaba lépp am ndox d'abord ñu ñuy sàggane ba aw mar di bëgg a rey dëkk yi bala ngaa naan damay dem ci ay dëkk man defoon naa jukki amatul ci commune bi Thiénaba wallahi defoon naa jukki amatul ci commune bi Thiénaba dañuy fanaane jukki ba bëccëg yeneen dëkk yi am robinet 4 heures du matin la jigéen ñi yeewu di root te duñ gisum ndox an mooy plan de développement intégré bi nga xam ne commune bi waroon nañ koo am avec l'appui de l'État en allant chercher des fonds un peu partout pour problème mu ndox jeex xam nga fan la problème mu ndox war a am à l'occasion xaw ma fan la féetee su ma yëgoon jox ko parole parce que c'est un ingénieur boo xam ne nii daanaka lu ñu gas ci ndox forage bu ñu gas Sénégal moom moo koy gas monsieur Faye parce que man programme yi ma teg dama ko étudier am ay collaborateurs am ay ingénieurs ay techniciens yoo xam ne nii li may wax xam nañ ne xam naa ko ndax la ma ca bëgg ñoo ma koy saytul won ma yoon wi war a taxaw ànd ceeg man je voudrais voir monsieur Faye bon d'accord naa ko baal dafa ñemewul nit pour wax mais ki ma leen di wax nii ñoo ànd bi may préparer sama meeting ma ngi ko fekk Kolda fa la jóge tey ñëw parce que forage ak ndox forage bu ñu gas ci Sénégal moo ko gas presque ñoo ànd man ak moom ñu programme boo xam ne nii su ma yàlla tegee ci boppu commune bi wax mu sotti dey yàlla rek moo ko moom waaye fas yéene naa teg programme boo xam ne nii ndox moom feneen lañ koy waxee waaye dinaa def sama kantalay kappen ba soulager ban jéegi
dootu leen yeewu 4 heures du matin fépp ndox ma dina fa kuul dina baawaan. su ma demee ci ñëwaat tuuti ci même éducation école yi man sama directeur de campagne il est de la construction scolaire moo yor département de Tivaouane donc xam na lan mooy construction scolaire xam na lan mooy ay formation xam na nan la ñuy saytoo ba dëkk bu ne dootuñu bàyyi école mu ne yambalang mais dañ koy defar ba xale yi am fu nu jaar mën a liggéey mën a dem ci ay formation yu leen di mën a jëriñ ëllëg. ma ne sport jeunesse ku ne gis na jeunes yi zone nord jeunes yi Thiénaba en général ni ñu farloo ci sport ni ñu bëggee sport ni ñuy mobiliser woo ci sport parce que le sport est un élément fédérateur. Le sport non seulement pour la santé mais peuple yi ak population yi muy boole dans une fraternité énorme war na tax ba ku nekk ci mairie bi xool nooy defaree ay infrastructures yu leen permettre ñu pratiquer les divers sports yi am ci Sénégal. keroog dama dem Kër Matabara j'ai vu une école de taekwondo c'est la seule d'ailleurs ci commune bi yëpp mais dañ ko fàtte fa mu ne. kenn jàppale wu leen te loolu lu ñu waroon a développer la ba ñu am tey lu ñuy liggéey ay bangaaj waroon naa weesu terrain bu ñuy clôturer Thiénaba ci boppam amul ab stade ab terrain bu ñu clôturer bërki démb maa ngi dégg jaayaan xeex baa xuloo ba ci terrain bu ñu bëgg na clôturer ñu bañal leen ko mais kon lan la ñu def pour sport su Thiénaba yorot terrain boo xam ne clôture moo ca am akub barrière kese bangaaj lu ñu leen defal clôture je crois que amagul barrière yeneen dëkk yëpp ndand fay la yeneen dëkk yi amuñu sax ay terrain ci ay tool la gone yi football ñu leen di dàq loolu ñaaw na ci commune bu day de commune Thiénaba man je veux corriger ces disparités ñëwuma moi je suis un candidat très sérieux parce que lii ma leen di wax dama sol sama dàll dugg ci àll bi di ko xool di ko saytu dem ba wuti solution yi ñëw na taxaw ne damay laaj ndax ba ma ko yàggee xam yàgg na mais damaa jël maire yi doon leen dimbali dajale leen ci ay organisation ñenn ñi yóbbu naa leen ba Europe pour discuter et wutal leen ay financement du ma ñëw sax ci détails yu problème yooyu mais xam naa ni mënuñu xamuñu bëgg nañu sax xëy na boo xamul tey jii ku demoon ci garage bi sarse oto ba mu fees doo seet ku la neex rek nga jox ko caabi na ko dawalal defe naa di nga seet chauffeur bi am permis chauffeur bi am prudence chauffeur bi xam fi mu la jëmee nga ànd ak moom jox ko mairie mais femme de Thiénaba jeune de Thiénaba dama leen di inviter rek ci benn réflexion ñun dañoo war a développer ñun dañoo war a changer lii ñu nekkee ñun dañoo war a génn fii ñu toll te problème bi ni ma koy waxee yéen ñi ñëpp ku nekk ci yéen xam na ko ku ne xam na fa muy méttee ku ne xam na liñ ci war a def ku ne xam na saafara si mais ñii ngeen ko jox ñu toog fi juróom-ñaari at te saafara wuñ ko est-ce que buñ ñëwaatee dinañ laaj dinañ ko saafara c'est pas possible pour man ku laaj mairie bi da nga bëgg liggéey soo fi defee juróomi at te liggéeyuloo wër naa dëkk yëpp amul benn dëkk bu may dugg ñu ne ma mairie bee fi commencé lii war koo àggale wala moo fi tabax lii war koo def amul ay wax rek a fi nekk soo leen dégloo nag ñu naan li ma def kenn musu ko fay def mais li nga def da ngay teg ne lii la da nga koy cité soo waxee ñu ne damay social lan mooy social social mooy nga dem jëli li ñu soxla liggéey ko jox ko nit ñi ñu ciy liggéey di am dara loolu mooy social waaye yorub xaalis def ci poos su ngénte amee nga joxe 20 000 su dëj amee nga joxe 25 000
suy jàng amee nga joxe 50 000 ñii di rey nag di séddale ab ceeb loolu mooy lan loolu mooy lan ab commune dafay sérieux da ngay indi ay projet nit ñi liggéey su boobaa soxlaatoo leen di leen jox ay saakuy ceeb wala ngeen di jox ay matay yàpp da ngay fexe ba ñoom ñu mën a jëndal seen bopp ceeb mën a reyal bopp seeni nag loolu mooy développement nit ki da nga koy jox dignité kan moo soxlaati loolu mel na ci jamono Senghor ak Lamine séddale ceeb booba da la xewoon séddale ceeb séddale meew séddale sumbul léegi nit ñi nekk ci seeni kër di añ la ñuy añe Paris di reer la ñuy reere New York nga yor aw nag dàq ko dugal ci dëkk ñu rey ko di ko mata nga naan li may def kenn defu ko loo def dara nga deful ma ne dama bëgg ngeen xàmmee gis ngeen ñiy laaj commune bi ñett lañu foofu nag laay bëgg a terminer di leen yee ngeen xam ne ñettay laaj ñett yi dama koy wax de ndax ngeen xam ko ñett yi kenn ki de daa yoroon ba mënul ñu nangu ko ci loxoom jox keneen mu toog ba màggat jóg ñëw na jox leen ma commune bi lu nit deful ba nga amee juróom fukki at boo amee juróom ñaar fukki at noo koy defee kon xool leen seen carte wi kan ngeen koy jox mu am ku yor toog juróom ñaari at xamul fuy metti xamul fu ñuy defar xamul lu mu commencé xamul fu mu war a yem bari sañ-sañ lool rëyu fit lool bari doole lool te jariñul kenn dara mu am beneen groupe boo xam ne nag man foofa laa bokk mooy groupe ratatat groupe boobu ñun juróom-ñaar lañu juróom-ñaar yu bees juróom-ñaar yooyu yéen a leen gën a xàmmee ni ma leen xàmmee gis nga maire yi du rek nga sol mbubu ñu naan monsieur le maire ngay dawal oto ñu naan monsieur le maire présidé woon na fii maire dafa war a nekk nit koo xam ne dafay tëju ci bureau ànd ak ay technicien ànd ak borom xam-xam yi nekk ci gox bi ñu toog defi réunion réfléchir lan moo manqué lan lañ fi war a def xalaat ko génne ay projet ki solution dem wuti financement ya fa mu nekk andil ko population loolu mooy yor ab mairie. seeni carte xool bulletin bi jaraw voté ngeen dugal ko ca ngir seen développement ngir changer li fi ne ngir bu ñu toogee ba ca 23 ca ngoon ma mën a ànd ak yéen dem ndaam loo gee sama kër maam ñu yenn fa di fa célébrer suñu victoire. Je vous remercie maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di